jànq yi liggéey ci kër yi bëgg Sénégal ratifier convention 189 bu OIT organisation internationale du travail moo leen di may ñu gën a respecter seeni ak ab lal lañ ci amaloon tey jii. ouvrier ak technicien yu SDE di sàkku ab représentant fa ñuy dogale ci kër gu bees gi yor ndox mi di Suez ndax jafe-jafe yi ci ndox mi wàññeeku ci dëkk yu mag yi rawatina. ñaar fukk ak ñetti junniy xar yoo xam ne jamono ji teew nañ ca diggante Sewxaay ak Toubatoul ministre de l'élevage Samba Ndiobène Ka sàkku ci teefonke yi ñu yolomal njëg gi bala moo des ci seeni loxo nde xar yi dina doy sëkk ci julli gi. juróom benn hectare la waa Jikomol ak Oussouye di xëccoo ca Casamance di woo kilifa yi ngir ñu atti leen ci suuf soosee. ñaareelu pàcc bi benn dank lay doon tàggat yaram sport weekend tour préliminaire CHAN Sénégal dóor Libéria ñetti bal ci dara war a daje ak Guinée ci li ci topp. basket jamono ji moom itam tournoi bi jiitu afro basket bi Sénégal moo jiitu Côte d'Ivoire ngeen ànd ci sport weekend boobu ak Cheikh Tidiane Diagne. Makumba Bey. waaye laata loolu waa marché jën ak ndawal moo leen yitteel fi mu ne nii nde xar yu ñu leen doon séddale ci jëm ci tabaski gi moo taxoon nag ñu koy xëccoo ba pëccëxoo am te ñu doorante ca ndongo ka. ci naaj bu tàng am soxna suy wuyu ni mooy délégué personnel bu marché central au poisson tit ci nag ni du bàyyi benn yoon mu sedd. ci diir bu gàtt directeur bu marché central au poisson daal dee fëll Seynabou Ndaw nag daal dee jëfe la mu waxoon ni dina lëmbee ndajem tay mi. ci noonu ndaje mi waroon tax directeuru marché bi joxe ay xaru Tabaski jëm ci personnel am daal di mujj nag ci pëccxoo ci teewaayu alkaati yi. Seynabou Ndaw waat ni fu mu yem neex te yëf yi dana ko lëmbe ngir rek mën a jëflante kii di Abou Mbaye waaye ñi yore kaaraange directeuru marché bi nag bàyyi wuñ ko ci xëccoo gi ak ñoom muy fippoo ko bañartiku moom Seynabou Ndaw ni la muy ñaawlu mooy doxalinu Abou Mbaye jëm ci xaru Tabaski yi. cette année ci directeur bi dafa xuloog délégué yi mu diviser personnel bi jël moitié personnel bi bindal leen ay liste wutal leen fournisseur ñun nag dana rayante ak moom fii lu ñu am jël ñun dañu am suñu fournisseur boo xam ne dans 6 mois lañ koy fay muy 17000 moom mu fournisseur boo xam ne bi 25000 la ñuy fay par mois te su 86000 la ñuy fayee mu ne ko signé ñaari convention mu ne bala lay signé ay nitam ñun duñu signé. ci jaxasoo bekk pëccëxoo bi moom directeuru marché bi ñi yore kaaraangeem nag daal di koy rawale wëlbatiku daal di singili taskatu xabaar ya fa nekkoon. Ndongo Ka Pikine RFM. ñu des ci mbir mi nde directeur bi indi na ci leeral ci loolu yëpp fu mu tàmbaleek lu tax mu jël dogal bu ni mel abu moom directeur bi Abou Diop lañ ciy déglu ci micro Ndongo Ka. xam nga tey soo yoree kër sa doom dam si kër gi di engagé ay boru ceeb boru dëwlin boru leneen te yow mii di njabootu borom kër gi yëgoo ko xam nga loolu day xaw a doy waar man dama dégg rek ni mi ngi wër fu nekk di waxaale ay xar di wut ay fournisseur am alors que man mii di directeur marché central yëguma loolu nag boobu ma ko yëgee ma ne daal chef du personnel comme que yow yaa njaboote ñëpp et que administration bi mooy porter liggéey bi parce que tey bor bi tey duñ topp diw suñuy topp administration bi nañu topp kon nag yow xoolal nooy yëgale ñëpp ñu ñëw bindu si xar yi ñu dafe ko comme ni nga ko dafe woon daaw ba yokkal leen si sax léegi moom nag xam naa daal waxaale woon na marché ba xëy na amoon na si loo xam ne ñàkk na ko si mais dëgg yàlla man tamit damay jël samay responsabilité parce que lu ma dénk du caaxaan marché bu am solo la état laa fi toogal mais délégué yi fukk ak benn nen parce que service bu nekk dañ fa jël benn nit bu représenté ñi si des man tey fekkoon ñeent ba juróom si délégué yi noo taxaw wax ma jaaxle jiitewul sax délégué yi donc moom kese cumb yeneen délégué yi àndoonu ni ngi woon ci fête bi mais nu xam ne rek taxawaay moo toll foofu mais nag bettunu man xam naa ne am na ay nit yu nekk ci ginnaawam ñoo xam nekku ni ci marché bi xëy na sama place moo den tere nelaw mais place yàllaa koy joxe bis bu mu tuddee nii naa fi jógee incha allah dinaa fi def. Abou Mbaye ci micro Ndongo Ka ci xar yooyu ñu doon xëccoo nag ministre bi ñu ko dénk di Samba Ndiobène Ka xam le na ni fi mu ne nii lu toll ci ñaar fukk ak ñett ciy junni ca marché Sewxaay ak Toubatoul ci département bu Kees teew nañ fa jamono ji muy sàkku ci ñu koy jaay nag ñu bañ koo teengal ba mu ëpp bala moo lamb des ci seen i loxo ndi xar yi dina doy ci julli gi ñu ànd ceeg Cheikh Anta ñu déglu ko moom Samba Ndiobène Ka ci micro Cheikh Anta Diop. maa ngi sant yàlla nag bu baax ci mission bi nga
xam ne def nañ ko entre Sewekhaay ak Toubatoul mais li may njëkkee mooy sant encore une fois de plus suñuy autorité administrative mooy gouverneur mooy les préfets mooy les sous-préfets di sant ñi nga xam ne ñoom ñooy éleveurs yi ñooy opérateurs yi parce que kenn ku ne ci yéen réerewul mbir ne jamono yi ñu toll situation bi situation bu tar la bu métti la ci éleveurs yi amul fenn fooy gisee tey ñax ci biir réew mi waaye taw bi tamit kenn ku ne ci yéen xam ne retard bu méttee métti am na fi kon amul ñax bu wow amul ñax bu tooy malgré ça fekk nañ tey ci daral yi nga xam ne mooy Sewekhaay daral yi nga xam ne mooy Toubatoul ay xar yu am solo ci quantité waaye ay xar yu am solo ci qualité xar yu baax lañ fi fekk xar yu bari lañ fekk loolu nag ñu sant ci yàlla waaye ñu sant ci ñi nga xam ne ñooy sàmmkat yi nañu xam ne état jëndul xar état jaayul xar rôle état moom mooy mettre en place cadre boo xam ne dina tax kiy jënd mu mën a jënd tranquillement kiy jaayit mu mën a jaay tranquillement waaye lépp loo xam ne war nañ ko taxawee pour que condition yooyu ñu réunir ko incha allahu taala dinañ ci def suñu kéemtalaay entre jënd ak jaay rawatina jur li ci bari marché bee koy définir état bi li muy def naam bëgg na prix bi yomb waaye objectif premier bi mooy d'abord na am ci marché la des waxtaan la te ku yàlla dogal ak kenn ku ne ñun xam nañ ñun ñëpp ay sénégalais lañu am na fu ñuy toll ala saga yërmaane dugg kon nañu ñaan yàlla daal li ñuy soxla ci quantité ak qualité na am d'abord maintenant le prix mu nekk prix bu abordable. mu nekkoon Samba Ndiobène Ka ministre de l'élevage ci micro Cheikh Anta Diop juróom-ñaari minute gannaaw juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futur Média. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ndox mu bëri sottiku xibaar bu ñuy doog a dab la ca diwaanu Kédougou éboulement ba aw nit daal di cay faatu toll ci ñeenti nit am ci ñoo xamante ni am nañ ci gaañu sunu ndaw la fa Ibrahima Jebaxate. tiitaange ak jaaxle moom la ñu nemmeeku fële ci Boxodi gox bu nekk ci commune bu Missirah Sirimana te diggante am ak département de Saraya mu ngi tolloo ci juróomi fukki kilomètre ci guddi aljuma bi la juraa ba nekk ci barab boobu daal di màbb ci kaw ay nit ñi nekkoon ci biir fu mu nekk nii li ñu mën a jàpp rek ci bilan provisoire ñeenti nit ñoo jot a ñàkk seen bakkan ci biir ndaxte ñeenti néew la ñu jot a génne ci biir pax yooyu ñoom ñëpp ay orpailleurs lañu. gendarmerie bu nekk ci barab boobu daal mu ngi effectuer ay recherche pour jéem a xam ndax dina mën a retrouver ak ay survivants. ñu mën a fàttali rek moo di ne ci période hivernage bi ñu nekk nii daal risque d'éboulement yi moom doon na lu dëggu fii ndaxte taw yu métti yi nga xam ne ñu ngi envahir juraay yu bëri yi nga xam ne ñu ngi fii ci région bu Kédougou. Ibrahima Jabaxate Kédougou RFM. ñu daal di wax ci liggéeykat yi nga xam ni ñoom la ñuy jël ci kër yi muy jànq yi ñoom nag bëgg nañ daal seen i àq gën a dëgër bu baax a baax jaarale ko ci convention 189 bu OIT ñu ni nag bu ñu ko ratifié dina tax nag ñu am fu ñu gën a mën a jóge bu baax a baax ngir seen i àq am na ay métit yu bëri yoo xam dañ koy dund ci kër yi tey jii nañ ko ñaawlu ci lël biñ ci amaloon ñu ànd ci ak Aji Maguette Ndiaye. convention 189 bi nga xamante ni OIT di organisation internationale du travail moo ko tëral moom nag moo wundu waxtaan bi syndicat yi ëmb liggéeykat yi liggéey ci biir kër yi ñooy exiger ratification wam Khady Faye mooy secrétaire général domestique yi. des na jéego boo xam ne moo gën a rëy pour ratification convention 189 bi ñun dañu bëgg état bi taxaw ci thème pour ratifier convention 189 bi. bile convention moom nag li ko tax a jóg mooy gën a yokk condition de travail jànq yi liggéey ci biir kër yi. xam nga boo leen di wax ñoom dañuy wax naan lan mooy loolu mais état bi nga xam ne mooy état Sénégal léegi bu fekkee ne ratifié nañu convention boobu képp koo xam ne bind nga jànq di nga xam naka nga ko bindee ak lan nga ko war a mën a fay. inspecteur bi yor wàllum liggéey ak sécurité sociale Aliou Thior moom nag joxewul dossier yi muy jot bés bu nekk waaye mi ngi firndeel ni ñaxtu yi bari na trop. xayma bi dina jafe lool mais li ñu mën a wax rek mooy bëri na waaye liy njëriñ ji mooy ñu xool naka la ñuy tege ay jéego yoo xam ne dinañ mën a indi ay solution ci problème boobu. atelier bi di wax ci xoqatal yi ñuy xoqatal ñi nga xamante ni ñooy jànq yi liggéey ci biir kër yi ab opportunité
opportunité la ngir jànq yooyee ñu daal di bénéficier wu benn formation bi gën a tax ñu xam seen àq ak yelleef ci liggéey bi ñuy liggéey. liggéey boobu ñuy liggéey ñeneen ñu koy liggéey feneen bëgg nañ ñu bàyyi leen xel bu baax a baax ñu am lu mu gàtt benn toogu ca fa ñuy naseek nocci ci kuréel gu bees gi nga xam ni moo war a wuutu SDE di Suez ndax nag wàllu hydraulique urbaine jàpp nañ ni mën nañ leen caa amal njëriñ ci wàllu xalaat ak itam wàññi jafe-jafe yi ci tey jii ñu ko doon yeggee taskatu xibaar yi Mamadou Omar Ba. dañuy bañ fi ñu jëm gën a métti fi ñu nekk tey ku xool na Ndakaaru xam ne ndox amul. amical bi nee na dafa yónnee secrétaire généraux yu SDE yëpp demande ngir bokk ci comité ad hoc amical bi sax loolu képp la soxla buñ sukkandikoo ci secrétaire général bii di Abdourahmane Ba. ndox bu jógewee Lac de Guiers ñëw ba Ndakaaru dafa am ñu yore gestion boobu ñi ko yor associé wuñ leen ci dara te Suez tamit mi ngi ñëw mais xamugul kan la ak ñan la léegi nag ñuy sonné alerte di wax ni dañu bëgg comité ad hoc bi ministre bi teg boole ko ak Suez ak waa SDE ñun suñu corporation li toll ni amicale des ouvriers et techniciens ñu demandoo ñu ngi laaj pour bokk ci comité boobu. yokk na ci itam ne ouvriers yi ak techniciens yi ñoo xam yoon ak pexe yu ñuy jaar ba ndox mi gën a yemb ci Dakar gi yépp te buñ leen boolewul ci waxtaan yi ndox dina wéy di ñàkk. ndox day gën a ñàkk rek xam nga soo boolewul ñu yor ngànk ndox mi ngay gis ñi oto yi di dem va et vient te xamoo li ñuy liggéey tamit chaque jour yéen a gën a xam tey ji Ndakaaru foo dem ñu ne la ndox amul loolu war nañu xool lan moo tax war doo leen jàpp ne rek ndox amul fële la non am na foo xamante ne foo ngeen ñëw ñu toog ñu waxtaan wax leen ni lii mooy saafara si. amical ouvrier yi nee nañ ñooy représenté 80% entreprise bi yor ndox mi di SDE ñoom sax dàkkuñu mbooloo formé benn syndicat bu mag. Mamadou Omar Ba ñu wax ci ñeneen ñoo xamante ne nii ñoom it seen xol seddul nde dañoo bëgg nag route nationale numéro 2 bi li ci dox diggante Bokki Jawe Nabaji ak njum doon loo xamante ne ni fi mu ne nii nag day yegg loolee tax nag tey jii ñu janoog taskatu xibaar yi ñoom itam ndax dem beeg dikk bi ca diwaanu Fuuta googee léeg-léeg mu indi ay jafe-jafe yoo xamante ne ni yu tar lay doon ñu doon marché noom étudiants yi nga xam ne ñoo fa bàyyeekoo ñëw fii ci Ndakaaru di sàkku nag loolu doon lu mën a àgg ñu jóge place de la nation ba RTS Abdoulaye Diop ci leeral yi. Fuuta sonn na Fuuta dee na Fuuta ab kaso bu amul buntu la yii di ay kàddu yu collectif bi ëmb ndaw Fuuta yi ngir wane seenub nakar jëme ko ci tardé gi am ci liggéeyub defaraat route nationale numéro 2 Baba Demba Diouf. suñu route nationale numéro 2 bi nga xamante ne président de la république mu ngi ko lancé en mars 2017 ba léegi route boobu saa yi mënul jeex travaux yi avancé wuñu ñun nag dañ koy ñaan nañu dimbali yoon bi ni nga xamante ne mu gën a avancé mu jeex parce que yoon bi sonn nañ dañoo waxoon ne 2019 mooy date bi nga xam ne date de délivrance. ay accident yu am faatum bakkan ak i feebar bokk na ci ay gàllankoor yu tardé gi di leen jural. am na ay fee yi nga xamante ne on est témoin suñu maman yi nga xam ne dañoo demoon Marseille oto yi mooy oto yi fay liggéey ci chantier yooyu noonu yëkkati poussière bi ni mënuñu gis oto yu ñëw ñi nga xam ne dafa jógee marché daal di heurté oto yooyu noonu maire yooyu mort subite lañ am yaakaar naa ne loolu rek doy na. suñu sukkandikoo ci bile collectif résultat yi ñu am ci présidentielle yu mujj yi Fuuta yelloon nañ ñu fay leen ko. yaakaar naa ne nag travaux yi suñu waxee ne xaalis amut wala travaux yi ni fu mu toll ni mënul avancer yaakaar naa ni président Macky Sall du keneen ñun moom la ñuy wax du keneen amul luñ déggul nag dégg nañ lu ne ndax moom vote net de ko bandum dégg nañ ko fi président de la république dañ koy ñaan ñun ñi nga xamante tey koo wax waa Dakar koo wax Fuuta mu ne la dafa sori day sori yoon bi baaxul. collectif ndaw Fuuta yi bëggoon jaar ci bile doxam ñaxtub woo njiitu réew mi ngir bile pàccëp bët gànnaaru réew mi ñu bañ koo fàtte ci travaux publics yi. jërëjëf Ablaye Diop fii la Fuuta féete du tax ay tiñ fut la wala fi wax ñu daal di wax ci ñeneen ñuy xëccoo fare ca diwaanu Jikimol ak Oussouye ñooy xëccoo nag juróom-benn hectare ca Casamance loolee nag tax ba fi mu ne nii nag waa Jikimol jàpp ni ñoom waa Oussouye ñoom ñoo teg loxo ca suuf soosee te moomuñu ko ñu bëgg na kilifa yi daal leen ci indi lii leeral ñu xam fu waay war a fare ñu fekk ca diwaan ba Lamine Ba. juróom benn hectare yi nga xam ne nag Jikkomol ak Oussouye ñoo ngi koy xëccoo moo ngi nekk diggante commune yu Mulomp ak Oukout askan wa nga xam ne nag moo ngi yeewoo ci Jikkomol nee nañ suuf soosé nga xam ne nag jamono ji waa Oussouye ñoo ci amal maraîchage ñoom ñoo ko moom ba tax ne ñu li bëgg mooy
te ñu delloo leen ko. Ces populations d'Oussouye ont tenté d'occuper illégalement. askanu Oussouye dafa toog ci suuf si nga xam ne moomuñu ko dem na sax bàyyi fitna juddu si jamono ji nag li gën a tax mbir mi doy waar mooy am na ay doomu Jikkomol yi nga xam ne nag teg nañ leen loxo ne leen ràpp ci biir kaso bi donte sax si seen dëgg lañ nekkoon li ñu gën a metti nag mooy maire bu Oussouye dafa tànkam lu suñuy kàddu dem teg ay borne ci suuf soosu nga xam ne nag commune moomu ko ba tax na ay at a ngi nii askan yu bëri nga xam ne ñu ngi bàyyeeku Oussouye ñu ngay ñëw di nangu suuf soosee te teguñ ko ci yoon. Population de Jikkomol implantée dans le site de Djihwa. waa Jikkomol nag di ñaawlu bu baax a baax nee nañu ne kilifa yi yore dossier boobee ndaxte jàpp nañ ne kumba am ndey ak kumba amul ndey la ñuy doxal ci wàllu woowule. ñun waa Mulom bu ñu jiyee ñoom ñu ñëw yàq te waa Mulom à chaque fois bu ñu yàqee du ñu réagir dañuy yóbbu plainte yi dem agriculture dem gendarmerie porter plainte waaye dara du xew ñu def comme ñoom lu ñu def ñu jàpp suñuy maam ñu yóbbu leen ci kaso bi. askanu Jikkomol nag di artu ci li nga xam ne nag mën naa xew ci boobee problème bu kilifa yi jëlul seen responsabilité saafara jafe-jafe bi. ñun lu ñuy laaj léegi autorité yi nañu régler problème bi définitivement mu jeex tak parce que ñoom xam nañu limite xam nañu ku nekk fan la yem nañ ko régler lu ñuy xaar su fekkee ne dañoo ragal dafa am ku ñu ragal nañu ko wax. jéem nañ jokkoo ak ki nga xam ne nag moo di maire bu Oussouye ngir mu indi tontu ci tuuma yooyu nga xam ne nag askanu Jikkomol yëkkati na ko waaye jotuñ ko. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. jërëjëf Lamine ñeenti téeméeri million ak juróom fukk moom la ñu fas yéene def ci usine boo xam ne nag mooy soppi ceeb ba ca dëkk ba tudd Tilène nekk ab dëkk bu ne ca woori Jama ca vallée ba. loolee nag di lu juddoo ci partenariat bu dox waa DER délégation entrepreneuriat rapide ak waa FONSIS ak waa FONSIS ak waa SAED di njàppale goog bëgg nañu daal foofee mu gën a am njëriñ bu baax a baax ci ñay bay ceeb ba ak soppi ga Amadou Hott ministre de l'économie et de la coopération lañ ciy déglu ci micro Mouhamed Nabi Silla. ay machines yu moderne boo xam ne dina mun a génne ceeb de qualité ceeb boobu nag soxlootuñu importer ceeb ku gis ceeb bi dootoo soxla importer ceeb jënd ceeb ci bitim réew ci rek féliciter promoteurs yi féliciter SAED nga xam ne lépp ci moom la commencé promoteurs yi féliciter FONSIS ak DER di rafetlu ci li nga xam ne ay instruments gouvernement instruments yi nga xam ne président Macky Sall moo ko fi teg instruments yëpp liggéey ci synergie ndax promoteurs yi mun ko njëriñoo population yi mun ko njëriñoo comme mun a dox kan ne financement bi 450 millions la instrument yëpp ku nekk dugal sa loxo lu ñu bëgg nag mooy lii ñu def fii ci Tilène nga xam ne aussi population yi gis nañ jigéen ñi aussi ñi nga xam ne dañuy liggéey fii ci Tilène di ànd ak promoteur bi di liggéey ndax jigéen itam am ci seen njëriñ loolu lu ñu bëgg a répliquer la c'est-à-dire ñu am ko ci yeneen goxu Sénégal ci nord ci sud ci centre fu na ci Sénégal daal instrument gouvernement bi booloo jàppale entrepreneurs yi jàppale jigéen ñi ndaw ñi jàppale ñëpp ndax Sénégal jëm kanam. producteurs yooyu tey jii am na ci ñoom lu toll ci juróom fukk ñooñ la ñu ñoral doon nañ ko wane ci bëccëg boo xamante ne ni nag ci la ñu doon fàttali sénégalais yi ni liy ñore ci réew mi daal bu ñu sañoon ñii dëkk ci réew mi di ko jëfandikoo bu baax a baax ndey njëriñ a ngi ci ñi koy jëfandikoo ak ci ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy def seen doole ba mu sotti tey jii nag thème bi ponk bi ñu ci doon waxtaanee di femme au cœur du développement Juma Diouf. ay sénégalais yu bëri duñu jëfandikoo li nga xamante ne moo di produits locaux yi loolu la ñi nga xamante ne ñooy yëngatu ci wàllu production locale seetlu ba tax na ñoom ñuy am ay jafe-jafe lool pour jaay seen produit Rawda Sempa moo nekk ki nga xamante ne mooy coordonner journée bi. c'est de pouvoir booster l'écosystème. li ñu bëgg mooy daal di gën a ñoŋal écosystème bi mooy tax nit ñi di commencer di jënd li nga xamante ni moom la ñuy produit fii ci Sénégal ndax seetlu bi ñu def mooy nit ñu bari dañuy am xel ñaar ci suñuy producteur ak suñuy marque ndax dañuy xalaat ni ñun amuñu compétence ak ressources yi nga xamante ni ñoo war te alors que du loolu. justement on a toutes ces choses là. jëfandikoo produit yi ñu defaree suñu réew nekk na loo xamante ne dina tax ba ñu gën a gaaw a développer madame Diatta nekk na koo xamante ne day jaay ay produits locaux. pour ñu développer suñu réew foog ñuy jënd produits yi nga xamante ne nii moom la ñu defaree suñu réew bañ di génn ci biti di jënd produits yi ci biti ñu jënd suñuy produits entre nous pour se développer. ñàkk jàppale bi état dul jàppale producteurs locaux yi tax na ba seen marchandise yëpp doon lu cher. du ñu am subvention comme yenn yi ba mën a yombalal clientèle bi nga xam ne mooy prix bi mu mën a accessible te defar bi day metti kon boo defaree def ci yenn frais yi nga bëgg a jaayee prix boo xamante ne tamit doo ci génn day doy waar. ay junni produits yu ñu exposé journée bi dina tax ba ñi jaay seen produit waaye tamit fexe ba am benn visibilité
sécurité bi ci population bi. jërëjëf Juma ñu dem bitim réew Amérique cong gu fa am ay nit yu yoroon yi ngànnaay dugg ci benn bitik bu mag di chaîne de distribution Walmart daal di fay soqi ay bal nag ba fi mu ne nii amul benn journalu Amérique boo xamante ne nii wax na ñaata faatu mais ñëpp mànkoo nañu ni daal ñu bëri ñàkk nañ seen bakkan ca loolee amoon foofee ba ñu ni am na lu toll ci ñaar fukki nit ak ñaar yoo xam ne fi mu ne nii yóbbu nañ leen kër docteur loolu rek la ñu ci xamagum kenn xamagul ñaata ci faatu waaye mbooloo faatu na ci ñu yem fii kon ma fàttali li ci gënoon a fes laata sport bi kenn ak Cheikh Tidiane Diagne. Makumba Bey. xibaar bi ci ëppoon doole mooy bi ñu dàpp di ñeenti nit ñoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan ci suuf su màbb ca diwaanu Kédougou fa ñuy gasee wurus ba am na ci ñu bëri ñoo xam ne am nañu ay gaañu àndoon nañ ci ak sunu ndaw la fa di Ibrahima Jebaxate yem fii di leen gërëm bu baax a baax ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diagne gannaaw moom Mamadou Amar Ndione 22h jërë ngeen jëf. mbokk yi jërë ngeen jëf dale nag jàmm ci sport weekend Cheikh Tidiane Diagne moo fi tey ci micro bi ci machine gi Amady Ndiaye. football la ñu koy daal di doore équipe nationale locale bu Sénégal daal dina qualifié ci deuxième tour préliminaire championnat d'Afrique des nations la ko waral moo di samedi gi ci stade Léopold Sédar Senghor dañoo daal di dippar ñi mbir mi daal di daan ñi di waa Libéria ñetti bal ci dara donte sax ci match aller ba ci Monrovia ni ki weekend bee weesu woon waa Libéria ñoom ñoo ci daal di amoon ndam benn bal ci dara jàppale nag ñetti bitu Sénégal yëpp ñu ngi ko dugal ci seconde période bi loolu yëpp ma nga amoon ci gëtu Youssouf Bodian. suñu waroon tënk match bi ci benn baat efficacité lay doon Sénégal ñàkk bu baax a baax efficacité ci match bi nga xamante ni gone Serigne Saliou Dia yi ñoo ko dominé bi muy door ba bu muy jeex waaye ñàkk adresse attaquant yi soo ko boolee ak sauvetage yi nga xamante ni gardien Libéria moo ko doon def ñu mujjee ci 0-0 ci mi-temps bi waaye bi ñu ñëwaatee 49e minute Jean-Barthélemy Diouf jot benn balle en retrait mu daal di dugal 1-0 pour Sénégal joueuru Génération Foot bi jàpp ni ñoom dutewuñu benn yoon ci match bi. boo xooloon dañoo yàqamti woon bëgg a teel a dugal mais finalement dugaluñu deuxième mi-temps bi la ouverture am ñu dugal man moom côté attaque bi moom maa ngi fa à l'aise ndax maay marqué ay but te pour man loolu mooy objectif. bu ñu fubalee ba toll ci 70e minute Ousseynou Niang jël benn balle ci côté droit bi daal di piqué ci axe bi dóor pied gauche dugal balle bi ci premier poteau bi mu doon lu attaquant jàmbaar bi rafetlu bu baax a baax. premier mi-temps dañoo yàkkamti woon am nañu occasion yu bëri waroon nañ ko dugal mais yàkkamti la woon rek mais deuxième mi-temps bu ñu duggee ci vestiaire coach bi dafa wax nañ tey defarwaat léegi ñu tey ñu defaraat deuxième mi-temps ñoom occasion yi ñu dugal ko parce que match bi nii ak cœur lañ ko doon joué gagné nañu alhamdulilah. ay minutes moo ci tegu Abdoulaye Ba daal di dugg mu am coup franc ci côté droit bi. ak tànk càmmoñom joueur Jaraaf bi dóor directement kii di Mamadou Lamine Danfa jaar ci kanamu gardien bi ba trompé ko Sénégal am ñetteelu biom Libéria amul dara di ndam boo xamante ni capitaine bii di Pape Seydou Ndiaye mu ngi koy rafetlu. manque d'efficacité moo ñu pénalisé woon moo tax mu ñu ñëwoon am foofu résultat bu positif donc alhamdulilah gars yi ñëw nañ concentré wu nañ c'était difficile premier mi-temps mais en deuxième mi-temps rectifié wu nañ ab sant yàlla tey qualifié nañ donc dañuy dellu rek ñu reposer wu tranquillement et préparer Guinée incha allah. Sénégal ci matcham bu mujj ci éliminatoire yi dina dajak Guinée Conakry match aller bi ñu jàpp ko diggante le 20 ak le 22 septembre 2019. Youssouf Bodian jërëjëf desandi ba tey ci googule jongante ak entraîneur bu Sénégal di Serigne Saliou Dia moom fi mu toll nii sax teg ni ay gëtëm match nga nar dox ci digganteem ak Guinée ñu déglu ko ba tey ci micro Malal Junior Diagne. C'était important ñu remonter donc il nous fallait ñu am benn stratégie de jeu parce que bi ñu seetaanee je l'ai dit cette équipe boo xam ne la dafa xaw vieillissante ba pare dañu amoon lourdeur dans le jeu. moo tax ñun on a misé un peu sur la vitesse dans le jeu sur les transitions sur le plan offensif et puis def intensité un peu dans le jeu donc boo xoolee ñoom presque ils étaient tout le temps ñu ngi woon si suuf tout le temps donc ça veut dire que plan bi ñu tegoon et puis ak apport UV yi nga xam ne amoon na que ça soit Ousseynou Niang parce que c'est des joueurs yoo xam ne dañu compétitif en plus donc ça veut dire que ñu ngi entraîné donc mënoon nañu indil dara c'est pour ça bi ñu lire premier match bi xam nañ que ni loolu lañ soxloon donc moom lañu andi je pense que
dans l'ensemble encore une fois mën nañ satisfaire ci résultat bi en attendant prochain tour yi. Football moom benn amul parce que chaque fois adversaire dañuy changer chaque fois contexte yi day changer encore une fois donc li am solo mooy que ni lire nañ ci conséquences yi parce que on collabore comme je l'ai dit tantôt ak ñoom Moustapha Seck tous on a des conseils parce que ñoom ñoo joué ñoom xamoon nañ l'expérience bi am foofu la ñu fa amoon donc on va dinañ jéem a jël le maximum d'expérience par rapport à ça maintenant mettre en place une stratégie je pense nous aussi on est capable de faire quelque chose là-bas et encore une fois dinañ lire nañ ci expérience yu Libéria bi ça va nous permettre un peu ñu préparer calmement donc il y a un match amical en vue contre la Gambie donc ça va nous permettre au moins ñu mën a am benn meilleure attitude boo xam ne bu ñu demee Gambie dinañ bu ñu demee Guinée excuse-moi dinañ mën a am taxawaay bu baax boo xam ne bu ñu match retour dinañ mën a am dara. kooku di Serigne Saliou Dia di tàggat équipe nationale locale bu Sénégal ba tey ci wàllu football doomu Sénégal gi di Edouard Mendy di góolu équipe nationale moom dana daal di signé ci club bu Rennes di club Ligue 1 foofulee ca France xibaar boobu nag ko siiwal moo di président Rennes bi gannaaw final trophée des champions bi nga xam te ñu ko doon amal niki samedi gi diggante Paris Saint-Germain ak Rennes Paris Saint-Germain moo leen daal di daan ñaari ball ci benn Mbappé ak Di Maria ñoom ñoo jot dugal ñaari bitu équipe bi di Rennes ca Allemagne ngi doon amal lii di final Super Coupe d'Allemagne diggante Borussia Dortmund la woon ak Bayern Munich Borussia Dortmund moom moo ko daal di daan ñaari ball ci dara niki dimanche gi 14h final Community Shield ci Angleterre diggante Liverpool ak ñi di waa Manchester City. ñu daal di waxtaanee wàllu basketball ak tournoi de préparation Afrobasket féminin niki samedi gi la ñu ko daal di door ci stade Marius Ndiaye gaynde yu Sénégal daal di am ndam seen digg ak ñi di waa République bu Côte d'Ivoire juróom-ñeenti poñ moo daal dox seen diggante 70-71 ci ndorteel gi le tournoi ba tey ci stade Marius Ndiaye Angola moom dafa daal di daan ñi di waa Égypte 88-82 yëf ki nag danañ ko fas yéene yeggali niki dimanche gi ci stadium wala bokk ci Dakar Arena lañ koy daal di yeggali 17h diggante Côte d'Ivoire lay daal doon ak Égypte ñaareel jongante bi 19h diggante Angola ak Sénégal altine 17h ba tey ca Dakar Arena République bu Côte d'Ivoire ak ñi di waa Angola dañ daal di tase 19h ñi di Sénégal danañ tase ak Égypte laata nag ñu jeexal googule tournoi suñu góor ñi itam ñoom ña ngay waajal lii di coupe du monde bu ñu na ma amal ci weeru septembre bi ci Chine ñoom daal nañu door li nga xamante ne sax seen séance d'entraînement bi niki samedi gi ñu nga woon ca Dakar Arena si njiitalu seen entraîneur bu bees bi di Moustapha Guèye ñaanta section de Thiam. gannaaw fukki at ak juróom-ñett Moustapha Guèye dellu si waat na ci bancu sélection masculine bu basket bi moom entraîneur bu yees bi di addu ca nam ci accès. ñaari waxtu pour réfléchir pour waxtaan ak sumay mbokk pour jël décision bi mu jafe woon loolu nag parce que am naa conscience ne tâche bu jafe la doon ndax entraîneur bu ñëw da ngay ñëw ak sa philosophie ñëw ak sa ay nit li ma seq ak waa fédération milieu de basket bi mënu moon bañ. ci loole itam moom Moustapha Guèye dellu si waat na ci joueurs yi nga xamante ni ñoom la ñu tànnagum. ma woo ñi nga xam ne ñoom laa yaakaar waxtaan ak Maurice waxtaan ak Gorgui waxtaan ak Mohamed waxtaan ak ñëpp ci premier décision ba boole wu ma ci woon Xam ak Lamine mais après ma woo leen man sama bopp téléphone wax leen ne leen sama décision la de ne pas les prendre. mais réfléchir naa bëgg naa ñu ñëwaat may leen bëgg ñëw Sénégal ma wax leen bët ak bët ma wax leen lu tax bëgguma leen jël lu tax ma jël leen maintenant ñu ñëw baax na bu ñu ñëwit ñu weer ñi fi nekk parce que man toppatoo ma ku kontaan ak ku mer góor gi si ñëwee waxtaan bi ma am ak moom ma ràññee ci moom courtoisie dévouement boo xam ne mu wax ma li tax mënul teew ci coupe du monde bi ma nangul ko bi ma président bi ak DT bi jox équipe bi dañ ma ne attention ñu la ko jox wante góor gi du teew takku xale bu teew bu nekk à la porte de la NBA mais nañ ko may temps mu dem développé wu. gannaaw loolu itam yépp moom Moustapha Guèye xamle na ni xam na bu baax ni am nañu retard ci wàccaay gi loolu nag moom moo tax am na liggéey bu bëri bu leen di xaar fi mu nekk nii nag gaynde daañu amal ñetti match xaritoo ca Italie diggante juróom-ñetti fan jàpp fukki fan ak benn ci weeru ut gi ñu nekk daañu amal ak itam yeneen ñaari jogante xaritoo ca Turquie lay doon gannaaw gi ñu ñëw fii ci Sénégal fukki fan ak juróom benn ci weeru ut gi ñu nekk ba tey laata nag ñuy dem ca Chine ñaar fukki fan ci weeru ut ba tey foofee nag gaynde dañ fa amalaat yeneen ñetti jongante xaritoo laata ñuy sóobu ci mondial bi. Sode Thiam ki nga xamante ne moom lañu tabb mu daal di doon capitaine bu Sénégal di Maurice Ndour moom itam yëkkati na ay kàddu wax ci séance d'entraînement bi nga xam ne dañu ko doon amal niki samedi gi ak itam seen wàccaay ci lu jëm ci wàllu coupe du monde googu li nga xamante ne ci weeru septembre bi lañ koy amal ci Chine. d'abord ma gërëm coach bi ci confiance bu ma jox pour def ma capitaine u équipe nationale comme ni nga ko waxee ma lay kenn du waxaat ay jaar-jaaram ak lu mu fi def pour dëkk bi nit koo xamante ne dama ko respecté sama première sélection 2014 équipe nationale ñuy waajal coupe du monde ci ay loxoom laa jaar maanaam moo ma jàpp won ma nu may defee encadrement donc dama koy delloo njukkal te nekk capitaine yombul
moo tax it dinaa ko côtoyer même bu fi nekkulee di ko woo di ko laajte ay advice yu ma mun a jox pour yombalal ma liggéey bi. coach bi ba ñu jotee wax xamal na may objectif am ak lan la bëgg a def fan la bëgg a yóbbu équipe bi ba ma waxtaan ak man tamit ma àndi ci te defe naa ni si waxtaan bi tamit am na fu déggoo nañ ci ay kàddu ak ci même vision bu mu am man tamit ci vision boobu laa am ak yan valeur lay jéem a instaurer ci équipe bi pour tey ñu mën a dem coupe du monde d'abord def fa performance yu baax mais tamit waajal coupe d'Afrique 2021 jéem a indi coupe bi Sénégal bu ñuy jéem depuis des années. tamit waxoon naa fi duma fi ñëw ndax ay affaires yu fi jotoon a am yenn saa yi nit da ngay juum ci ay tàng-tàng yenn saa yi da ngay jël décision yoo xamante ne peut-être après di nga ko regretter. représenter Sénégal moo gën a rëy que man Maurice Ndour en tant que patriote fallait que ma changer d'avis après bu ma waxee coach bi et tout ñëwaat représenter dëkk bi parce que tamit am na ay ndaw yu bëri yu nekk Sénégal yi basket yuy roy si ñun yu bëgg tey gis Maurice Ndour ñëw équipe nationale représenter ko au niveau mondial donc boo xoolee loolu rek defe naa motivation la pour yow nga ñëwaat. voilà kooku di Maurice Ndour di capitaine bu bees ci biir équipe nationale basketball bu Sénégal di waajal li nga xamante ni moo di coupe du monde ci weeru septembre dañ koy daal di amal ca Chine kon mbokk yi fii lañ koy daal di amal sport weekend Cheikh Tidiane Diagne mu fi doon ci micro bi ci machine gi Amady Ndiaye di ko jaajëfal di rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média. dal leen ak jàmm am mbégte dajewaat ak yéen ci seen émission bi ñu jagleel lépp lu jëm ci wàllu aada ak cosaan di xalam gannaaw weeru yàlla boo xam ne nii dañu nekkoon ci bër la ko waral di Coupe d'Afrique des Nations de football Égypte 2019. ñu àndandoog réalisateur bi di Cheikhou Oumar Sy Djamil ci tukkeem bi nga xam ni ca la ñuy xamle ak kilifa gu mag di ab intellectuel bu engagé comme nam ko dàkkantalee film boobu nga xam ni moom la jagleel Serigne Mansour Sy borom daara ji mu di ab film documentaire boo xam ne nii dafay wax ci lenn ci jaar-jaaru kilifa diine gu mag googu di borom daara ji Lawbe Diagne fekke na bañ koy dawal ca Wark. Cheikhou Oumar Sy Djamil réalisateur film bile di wax lu tax muy wax. dal leen ak jàmm rafetluwaat bu baax a baax daje bi ak yéen ci suñu magazine bi ñu jagleel lépp lu jëm ci wàllu aada ak cosaan di xalam. cinéma lañ koy dooree la ca gën a fës bokk na ci tournée bi nga xam ni Mati Diop di réalisatrice franco-sénégalaise bi di amal ci réewum Sénégal ak filmam bi di Atlantique film boobu nga xam ni sax ab long métrage la mu jëloon grand prix bu jury bu festival Cannes 2019. Grand Théâtre daal dinay dalal niki démb grande première maanaam dawal bu njëkk biñ koy dawal ci Sénégal loolu amoon ci public bu am solo boo xam ne nii teewoon nañ ci ngir mën a fekke boobu projection. gannaaw ba ñu seetaanee ba pare tàllal nañu suñu micro présidente bu conseil économique social et environnemental di Aminata Touré waaye tamit ak porte-parole bu présidence de la république di Abdou Latif Coulibaly ak journaliste bi di Nina Penda Faye nekk taskatu xibaar ca 2STV ñu déglu leen. waaw dañuy féliciter soxna Mati Diop mi nga xam ne moo ko def muy film boo xam ne ci mbiru xale yi jël gaal yi jëm géej. loolu it nag am na lu bari lu muy yëngal ci ñun dañuy yaakaar ne film bi dina yee xale yi ñu xam ne seen réew fii la ñu war a toog liggéey fi des fi xam ne aussi géej gi bàmmeel la ci xale yu bare bare. sentiment mbégte ak fierté mbégte parce que sénégalais la ko def fierté parce que bi ma nekkee ministère de la culture boobu dañu lancé production film Sénégal def na ci lu am solo. lu takku bi nga xam ne coproducteur la parce que nit ñi il faut ñu xam ne mën nga bokk ci film financé ko te doo nekk coproducteur bi Sénégal lu rare la coproducteur la moom ak ay français ça veut dire que film bi nationalité sénégalaise la yore ak beneen nationalité mais bu njëkk mooy sénégalais d'autant que cinéaste bi ci boppam mais vraiment pour moom le film est un film sénégalais parce que moom